dellu si ren bi suñu xel day sore ndax soxna Baali moo ñu daan dalal di ñu teral bu ñu dem mu jox ñu ay yóbbal yu mat sëkk ñi ngi taasu si barkeem te di ñaan yàlla yokk leeram bi ma Cheikh waxee naa ñëw si thème bi xalaat naa ni naa est-ce que war naa fi ñëw ndax war naa fi ñëw parce que code de la famille dafa di question bu fi yàgg boo xam ni nit ñi tën nañu ànd mu fàttali ma benn bis ma dem 2013 dem États-Unis Boston ñu ma doon jox raaye foofu am benn waay ju ni ma 2008 dañu ñëwoon fii Université Cheikh Anta Diop waa ji di wax waxu benn waay jóge fa naan ko américains yi dañuy fen mosuñu dem ci weer wi mu ni ko mën na am comme mën na ñàkk waaye li ma gis ci ay mbind niru nañu dem nañ ca weer wa waaye li am ba am man loolu soxaluma ndax 1968 man judduwuma woon ndax dama bokk ci kuréel bu Obama taxaw di gëstu 50 ans yi nga xam ni fa la États-Unis jëm mu ni ma li séparé sénégalais bi ak américains yi gabu 90 ans la Sénégal bi mi ngi lijjanti li xewoon il y a 40 ans kii mi ngi jëmal boppam ci li xew il y a 50 ans dama doon wax est-ce que jotul fi ñuy waxee ay intelligence numérique di wax intelligence artificielle di wax fu àddina bi jëm est-ce que duñu jël suñu énergie yëpp dugal ko ci loolu mais ma xalaataat ma ni c'est vrai il faut que ñu avancer mais société boo mënti gis aussi dafa tëkku ci ay valeurs propres li tax may liggéey ci loolu Cheikh woo ma parce que dafa am lu ñu bokkoon temps yi ci affaire famille dëgg la sociologue la mais ni ma nekk docteur en sociologie noonu laa nekk docteur en travail social nga xam ni famille mooy fondement wu liggéey boobu mais suñu gëstu aussi wan nañu Sénégal famille baa ngi nërmeelu te bu fekkee defuñu dara moo taxoon ci présidentielle yi ñun ñu def campagne quel président pour la famille sénégalaise kon problème am na te il faut que ñu gëstu ko mais problème bi tamit loi yi war na ci mën a bokk bi may ñëw maa ngi leen di wax naan leen jotaay bi jotaayu góor kese la te mbirum famille la ñuy waxante or mbirum famille ñi ko seq mooy waajur yi mooy njaboot mais bu dee ay góor kese lañ fi indi wax ja dana demee boor parce que li ñuy wax le temps masculin et le temps féminin waxtu bi nga xam ne jigéen ñaa ngi ci kër yi pour toppatoo ndogu yi boo leen wooyee heure boobu doo leen mën a jot ndax dama leen laaj ana jigéen ñu ne ma ah xam nga jigéen ñi di farluwuñu déedéet du loolu heure bu ñu wootee moo dul heure bu baax pour jigéen ñi mën ko fekke comme dañuy waxtaan avenir société bi fokk ñu boole ci loolu deuxième élément bi tax ma nangu ñëw dafa fekk dëgg la liggéey naa si ba bind ci benn article bu ñu publier ci benn livre avec Université Abidjan li docteur bi wax tout à l'heure ci processus bi ñuy am indépendance dañu amoon ñaar fukk ak juróom-ñeenti sart yu tënkoon Sénégal mënuñu construire benn société ni dañuy dem jëmukaay ba pare juróom-ñaar fukk 79 ak juróom-ñeentu askan bu nekk ni may at ci sama atte lay atte woo donc objectif bi moo doon naka la ñuy fexe ba am benn charte boo xam ni nit ñi ku nekk da nga ci gis sa bopp ay commission teg nañ leen dëgg la du ñu dellu si parce que dañuy gàttal bi ñu demee ba war a kon adopté assemblée nationale këru diine yi dañu waroo loolu la ñu ñun man li may wax du sama wax li ma gis ci gëstu ñëpp ànduñu woon loolu moo tax Senghor toog na fi ba jóg dégguñu boobu contestation ànduñu woon ñoom ñëpp te loolu papay Aïssatou Diouf Fall bi nu mu tuddati samay fàttu turam administrateur civil la waaw Pam Adjuma Fall bind na ci wax ko parce que fekkee woon na ko donc amoon na absence de consensus ci seen biir ci li ñuy wax ci gëstu waaye sëñ Abdou Lahad moom dafa ni xaw ma fan mais Touba moom kenn du ko fa appliqué Touba lañ wax ci gëstu yi ni moom appliqué wu ko am na yeneen kër ci monde rural bi appliqué wu ko mais moom moo ci fes ni moom appliqué wu ko kon waxuñu ko woon
bi ñu demee ba beneen crise am mooy Abdou Diouf Ablaye Wade kiy jóge fi Senghor Abdou Diouf ñëw ñu profité wu ci 10 ans yi ñu ne dañ koy remettre en question jàllul ci diggante bi am na ay mouvement wu jigéen yuy jóg comme Yewwi Yewwi am lu ñu doon xeex comme affaire polygamie moo ci gënoon fës ñu dem ba 2000 bi nga xamee ne Ablaye Wade moo toog ñoom maam Imam Mbaye Niang ñi jóg nañu SURCOF ni ñoom tam dañuy proposer code de statut personnel Ablaye Wade ni leen Senghor def ko fi kenn laalu ko Abdou Diouf defu ko fi kenn laalu ko man ngeen yab moo tax ngeen bëgg ko def loolu mooy waxu Ablaye Wade li am ba am moo di pourquoi war nañ ci waxtaan moo di mënuñu nekk une nation te duñu am jëmukaay deuxièmement askan la boo xam ni ñi fi bokk ñëpp bokkuñu fu ñu jëm li ma gis ci code bi juriste yi mën nañ ma ko wax ci li ma jàngat ñu bare liiruñu code bi dañuy wër di wax code de la famille mais ñu bare xamuñu lan moo nekk ci biir code bi parce que sénégalais yi jànguñu ni arabe ni français kon majorité sénégalais yi xamuñu li ñu bind lu mu doon code bi li ñu wax ni valeur dafa am importance ci une société dëgg la Napoléon Bonaparte moo ko tëgg en 1804 te juróom-ñaar fukki réew ak benn ci àddina bi inspiré wu nañu ci code bi Égypte sa la bokk donc ñun effectivement suñu dépendance comme colonie tax na comme pays yi ko nekkoon francophone yëpp te nee naa du rek francophonie même États-Unis d'Amérique dafa utiliser aussi le code civil de Napoléon moo tax Napoléon daal di waxoon ni Waterloo effacera toutes mes batailles la seule chose qui me survivra c'est mon code civil mu ni Napoléon ba fañ ko gagné sa Waterloo mu ni dana far njàmbaarte bi mu mosoon am yëpp ci àddina waaye am na lenn loo xam dana ko mujj mooy code civilam bi te wax na dëgg 71 pays mujj nañ ci tënku léegi ñun li ñuy gis ci biir code bi moo di boo dee jullit li kii def avocat boobu ni bu deewee nañ ko atte ci atte islam mais code bi daf ko wax nee na bu dee jullit nga soo deewee su dee yow loolu mooy sa volonté ci loolu lañ lay atte kon problème bi sénégalais yi la aussi parce que sénégalais yi bu dee ñoom jullit lañu lu ñuy wuti ci tribunal lu leen tere dem attewu ji ci li nga xam ni loolu lañ gëm kon war nañ jamaat éducation ak sénégalais ci seen bopp lan mooy seen propre conviction parce que ki gëm ba xam ni ëllëg dafay tase yowmal xayaam boromam kooku loolu la gëm dem na di bu ma deewee bu leen ma àtte ci loolu parce que yoon bi may na ko ko li ëpp nag ci li ñuy wax ci biir code bi moo di affaire sëy affaire tas ak affaire ndono ci affaire code bi am na avantage yu mu amal jigéen ak avantage yu mu amal góor am na avantage yu mu am inconvénient yu mu amal jigéen ak inconvénient yu mu amal góor parce que biir code bi lenn de bi mu ñëwee ni kenn amatul droit jël sa jabar rek ni fase naa ko mooy répudiation foofu de la amal garantie jigéen ñi te duñu xëy dàq leen ci kër gi ak lañ fa defoon yëpp te loolu tamit war nañ ko seetaat parce que bu ñu waxee dañ ko bëgg tënku ci diine mais diine dafa am worma diine dafa am sutura waxu la nga xëy takk sa jabar boo xëyee ba mu neex la nga ni sonn naa ci moom dàq naa ko wala nga toog ko am ñu ko fiy def toog ba mu neex leen ni dañoo tagoo bant dañuy seet kan la ñuy wàññi yooyu c'est des questions yoo xam ni war nañ ko xoolaat bu ñu waxee jigéen ñi ñoom liñ ci xeex yu bare am na luñ ci code bi toogul statique code bi transformé nañ ko plusieurs fois ay articles par exemple jigéen amul woon droit ubbi compte bancaire jigéen amul woon droit génn sans mu am autorisation jëkkëram amul woon droit dëkk fu jëkkëram dëkkul mais conditions yi moo tax bu ñu affecté sa jëkkër fii affecté sa jëkkër fale nit ñi mujj nañ ko nangu mu am si yoo xam ni tamit ci affaire polygamie loolu la jigéen ñi gënoon xeex mooy tangu yeewu yi mais boobu mosuñu ci am ku gain de cause parce que société bi si boppam moo ko nanguwul ndaxte sax dañu mujj gis li mu doon wax ni code bi daf lay permettre nga mën a opter régime monogamique benn femme ñaar ñett ba ñeent gis nañu même professeur université yi fa ñu yaakaar ne foofu la xam-xamu tubaab ba gën a màcce mais ñoom ci seen bopp ñooy wëlbatu takk jabar ba pare wëlbatu ko jëlaat beneen ñaari jabar
donc bu fekkee ne affaire polygamie bi la les femmes ont perdu la bataille au Sénégal li ñu bëggoon c'est-à-dire li normal yéen ñi doon xeex parce que école normale de jeunes filles de Rufisque ni ñu leen formaté woon ñu ñëw mouvement année 80 mouvement yeewu yeewu di ko xeex léegi jigéen ñi sax contraire bi la ñu revendiqué gis nañ Côte d'Ivoire jigéen ñi di xeex naan dañu bëgg polygamie mais gis nañ Guinée tamit fan yi ñu ni ñoom def nañ loi boo xam ne kenn bala ngay takk niwuñu bu kenn takk ñaareel de dañ ni bala ngay takk ñaareel foog nga am avalu sa soxna bu njëkk pourtant loolu Maroc bii ñun gënuñu leen jullite si li ma yaakaar mais Maroc la mudawana man fekke naa ko bañ koy 2003 ba muy génn bala ngay takk ñaareel xaadi bi juge bi mooy dem seet est-ce que yow mën nga yor ñaar wala ñetti jabar ñu doog la koy jox moo tax Maroc le taux de polygamie est de 2,5%. kon société bu nekk même bu ñuy wax fii polygamie dañuy wax diine bi mais xëy na suñu aada ak suñu cosaan moo ci gën a dëgër jar na nag ñu xoolaat est-ce que ku mu neex nga wër takk jabar yu la neex jur ay doom sànni leen ci mbedd mi doo leen yor loolu tamit c'est des questions de société yoo xam ni lii nërmeel valeur famille aujourd'hui loolu bokk na ci léegi débat bi bala mu doon gën a baax ngeen jël article par article ñu xool lan la ci code bi wax lan la ci diine wax parce que sinon plaidoyer lay doon pour ou contre le code de la famille man sama position fii ce n'est pas être pour ou contre dañ ma demander en tant que sociologue en tant que chercheur ma xool le passé fi ñu jaar bi fi ñu jar ñëw ñu ne ma naa xool avenir bi tamit war nañ ko gëstu ñu seetaat ko maintenant sama position personnelle mën naa ko wax li ma doon wax fii ba léegi li ma tënk ci gëstu la maintenant la question boo xam ne une position personnelle la mais jóge aussi ci gëstu moo di à un moment donné Sénégal à chaque fois que problème bëgg fi am dañuy utiliser diine bi te dañ koy jaarale ci jigéen parce que suñu évolution historique dafa génne islam confrérique ak un islam radical qui s'est mis en place nga xam ne ñoo dem Tombouctou daaneel fa armeel ya fa nekkoon te bis bu ñu egsee Sénégal tamit loolu la ñuy def buñ fi egsoon bu ñu amoon possibilité loolu la ñuy def parce que ñoom nee nañu shirk la li ñuy gis ñun ni ñu gisee ñun suñu confrères yi ñoom loolu la ñu yaakaar léegi nag biñ fiy doog a ñëw au Sénégal li suñu gëstu man di dañu contrôle confrères yi bi ñu demee ba gis ni mënuñu contre confrères yi ñu wëlbatu ko def ligne de masse parce que ñi ci bari ci ñoom ay anciens communistes lañu woon ñu wëlbatu ko def ligne de masse li ñu daan jàng ci mouvement marxiste yi suuru ci biir nit ñi bu ko defee ñu dem ànd ak famille confrère gi pour ni léegi l'islam la ñu bëgg dooleel à partir de ce moment porte d'entrée bi gën a simple mooy affaire u jigéen mais je dis que islam day wax science parce que du 8e au 12e siècle le monde musulman xam-xam bu fi amoon Michel Serres moo ko bind sur terre scientifique ci monde islamique la génne woon naka lañ def ba xam-xam boobu nërmeeru donc bataille idéologique moo am aujourd'hui pour le contrôle de la société sénégalaise et des consciences des Sénégalais il faut que nit ñi xam ko te loolu nag ci li gën a maillon bi gën a faible lañ ko mën a jaarale mooy kesu réeral nit ñi ci ay waxu jigéen mais man ma position personnelle en tant que assistante sociale docteur en service social buy liggéey ci question famille ba gis ni famille Sénégal mi ngi nërmeelu ba tax ma dem jëli ñoom Cheikh Dieye ñii ak ñoom waa Jamra ak ñeneen pour wax leen ni leen il faut que ñu liggéey ci question wu famille je pense que waxtaan war na mën a am pour ñu xool naka la ñuy tëggee li ñu war a jublu et si biir loolu damay wax toujours jigéen ñi ni leen islam confrérique est le meilleur allié des femmes parce que islam confrérique dafa mos a dox si suñu dëkk ñu laa wax de dafa mos a jox jigéen ak gëddaam la preuve tey lan moo ñu fi tax a toog su dul jëm benn jigéen muy soxna May mais soxna May moomu kan moo ko meññ bu dul maam Jaara Buso bi nga xam ne moom moo am dëkkam tey la seule femme mais kooku kan moo ko meññ mooy soxna Asta Waalo bi nga xam ne nee naa si on fait l'historiographie des grands savants du monde mouride li ñuy ameel soxna Asta Waalo bare na parce que bi borom këram làqoo moom moo jël formé
ay aafisu alxuraan yi nekkoon foofu kon l'islam confrérique sénégalais dafa joxoon cër jigéen man bu ñu naxante le monde va évoluer or soo ko tegul ci dëgg ak ci li nga xam ne moom moo mën a dugg ci bopp nit ñi du mën a jàll kon autant ce code là a des points yoo xam ne baaxul ci jigéen pour man am na point yoo xam ne amulul benn njëriñ jigéen am na point yoo xam ne amulul benn njëriñ góor su dul dafay indi des questions conflictuelles il faut qu'on retourne à un islam apaisé ñun ci loolu lañ judd dañ la daan wax boo tooñee ñun la bàyyi koog yàlla dana ko duma ëllëg c'est une façon de parler mais mënuloo marcher aussi contre l'histoire li am léegi ba am mooy li Serigne Cheikh waxoon parce que pour moi Serigne Cheikh mooy ki nga xam ne xalaatam si la gëstu pendant plus d'une trentaine d'années mooy nandal man li may xalaat Serigne Cheikh li mu ñu mën a bàyyil ci jàngat sur les questions de société sur les questions de famille sànq maa ngi koy nettali mu naan benn vidéo buy jàll bi mu naan maam Adama ak Awa wàccewuñ leen en même temps Awa ña ngi ko wàccee Inde mun a xam ngeen lu tax dafa bañ góor gi tiituru ci moom parce que moom dafa sargaloon jigéen moom Cheikh mu ni góor ñi wax nañ leen raxasal seen tànk ñooñu daal ñoo doy waar xanaa du ñu jàpp 5 fois par jour ba seen tànk di tilim balu ñu leen ko raxasal xam nga c'était une façon très apaisée bëgg la dugal ci boppam nga mën a ubbeeku mën a déglu ba xam li ngi wax mais il est resté un orthodoxe dans la religion si li ma jàngate ci moom kon li des ba des Sénégal la majorité moom moo ne woon xale yépp daañu daw jublu ci diine waaye mbaa daañu am ñu leen gàttandu ce siècle là c'est un siècle religieux xale yépp bëgg nañ gëm nañ diine fii tey Sénégal ñi ci ëpp bokk mais ñan ñoo leen yor ñan ñoo leen ŋànk pour wan leen yoon bi ñu war a jëm donc le contexte peut être facile mais en même temps il n'est pas si facile que ça parce que islam confrérique bi ñu amoon dafa rax li am léegi ci dëkk bi y a le mouvement radicaliste qui est extrêmement impuissant dans ce pays parce que man damay dégg yoo xam ne loo xam ne man mii bu ma ko xamee waa ministère de l'intérieur war nañ ko xam ñun sociologue li ñu xam ci terrain bi ministère de l'intérieur war nañ ko xam parce que xale yi ñuy dugal ci ay école di raxas seen bopp pour dindi si moom li fi mag ñi defoon loolu war nañ ko jéem ñu seetaat ko dama toog ba si yàgg ma ne c'est vrai man sama maam mi ngi juddu ci toolu xare parce que papaam dafa àndoon ak Cheikh Ahmadou maamam ànd ak El Hadj Omar ba nga des Bandiagara comme moom mais su fekkee ni damay déglu ñoom li ñuy doon wax ak lu ñuy nettali si moom laa daan dégg bu may expliquer naan ma amirul muminina parce que Cheikh Ahmadou Cheikh la doon wax mais tey dama dégg ay émir fii au Sénégal or pour ñun sociologue le langage linguistique dafa am doole ñun sëriñ lañ xamoon cheikh lañ xamoon mais tey toog nañ ba ay amir di am fii ci Sénégal mais war nañ ko jàngat donc bu fekkee ni waruñu tëj suñuy ay xalaat ci affaire ay jigéen ci affaire ay leneen parce que jigéenu Sénégal comme je dis lu génne lu mel ne soxna Asta Walo lu génne lu mel ne Maam Jaara Bousso lu génne lu mel ne soxna May mii fi toog ñaan nañ yàlla mu am ñeneen ñu fi génn te gëm nañ ko ci daara jee ñuy former ay Maam Jaara Bousso yi mais dañu war def une attention entre l'utilisation idéologique de la religion ak li yàlla wax parce que li yàlla wax nous avons tous li ñuy wax Serigne Cheikh moo ñu wax on est tous vicaires de Dieu sur terre dañu am obligation kenn ku nekk ci ñun dem jàng diineem xam ko xam li muy wax mu war ko doy man de ni naa man ñi nga xam ne dañu xam suñu sociologie xam suñu histoire muy Ahmad Bamba muy Cheikh Tidiane Alhaji Malick muy ñoom Baye Niass ak ñeneen Limamou Laye bu ñu ñëwee ñoom jàngatal ma sama diine tënkal ma ko ñoom laa gën a gëm ki nga xam ne fale la jóge jël benn téere boo xam ne ki ko tënk xaw ma fu mu ko bindee ak xaw ma parce que ñun à l'université da ngay am silsila dañuy am validation bu ñu nee Cheikh Gueye mi docteur la en géographie il faut mu am lu ñu ko prouver ñoom maam Cheikh Amadou Bamba xam nañ seen jaar-jaar ba nañu xam ba am intérioriser diine ba wane ci seen ay jëf
mais beneen auteur comme bu njëkk ba rek dañu daan toppe naan Karl Marx ak Mao Tse-tung beneen nit ku jógee feneen bind ay téereem ah man de du ma ko gam-gamlee kii nga xam ni au moins mën naa xam moom xam na sama diine xam na sama culture li muy wax te jàng amoon nañ pédagogie boo xam ni indi woon nañu nànk ba ñu comprendre parce que xam nañ ni lépp du sotti ci benn bis loolu laay wax man li may jàng ci éducation wu Serigne Cheikh li muy wax xale beeg mag mi ku nekk di si gis sa bopp parce que li muy wax du soppeeku di nga am niveau boo koy déggee mais plus nga koy gën di dégg ba day gën di xóot mais du waroo donc li am importance tey c'est très bien man je vous félicite parce que sujet warul am tabou parce que bi may ñëw nee nañu ma yow yaa ñeme dem Touba ba pare di fa waxoo code de la famille man leen waaw parce que foofu bi ko Cheikh Abdou Lahad Gaïndé Fatma tegee ba tey espace de réflexion la espace universitaire la te diine islam ci xam-xam la mos a sosu mosuñu dàq xam-xam li am kay moo di ku nekk rek na nga ko wax am foo ko teg buñ la koy dindil aussi comme li ñuy wax à l'université un argumentaire se rejette par un argumentaire bu fekkee li ma wax indi nga lu firndeel lu du noonu dama koy nangu mais man it bu dee li ma wax li am na fu ma ko teg te mënoo ko daaneel da nga ko war a nangu loolu la espace de réflexion di indi te man leen man chercheur la gëstukat la li may wax waxuluma sama bopp damay wax ci am yoon bu ma ko jaaree ci noonu lañ koy jànge bu fekkee ni dem naa ba réer ñu ne ma léegi fii da nga réer te démontreel ma ko dama koy nangu mais li am importance pour man tey dama ni thème bi prétexte rek la ma terminer foofu prétexte la pour ñu xalaataat suñu société ak ni mu tëdd parce que li ñu dëngmal ci ëllëg ak àddina bi ni mu tëroo il faut que ñu balancer les deux à la fois maîtriser suñu propre valeur ak socle bi ñu war a tëdd mais il faut tamit ñu bàyyi suñu xel bu fekkee bëgguñu des gannaaw ñu xool àddina bi fa mu jëm parce que dama gëm ne yàlla bu mu fi wàccee sur terre c'était pour ñu defar àddina Serigne Cheikh moo ñu wax loolu c'était pour ñu defar àddina bi kon àddina si lan lañ koy defare ci xam-xam lañ koy defare su du woon loolu bàyyi may la fiy bàyyi kon ñu continuer ci ñu bàyyi ci biir débat bi ñu dellu siwaat ci li ñuy laaj c'est dommage nag Cheikh parce que thème bi dafa di thème bu am importance boo xam ni li gënoon jaadu pour une démarche scientifique mooy ñu génne yan article la nga xam ne la ñuy diingat ñu liir ko wax ci suñu xalaat est-ce que ni ko nit ñi déggee loolu lañ ko bindee wala est-ce que nit ñi dañu am déggin boo xam ne du boobu déggin la woon mais mënuñu woon en 1972 continuer di am juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent tënkukaay yu ñuy àtte fii ci biir Sénégal il fallait que ñu avancer d'une certaine manière mais loo avancer tamit da nga war a à un moment donné nga soppi parce que code civil boobu de 1804 tubaab bi ci seen bopp soppi nañ ko du la leen Napoléon bàyyiloon lañ continuer di utiliser ba léegi kon jot nañ mais ñu def ko un débat sain pas xëccoo fii kii moo mën kii dafa contre fale mais suñ ko defee teg ko ci leer di ko jàpp benn par benn du ko génne boole ci ñi ci war a bokk yëpp parce que affaire bi du rek question wu religion question de société la qui est fondamentale te bu fekkee ni da nga li ma tënkee moo di bu dee Sénégal yi gëm nañ seen diine lu leen yóbbu tribunal wax jooju war nañ ko mën a seet parce que bu ndono taxawee rek nit ñaa nga tribunal mais kon ñoom ñoo gëmul yàlla ñoom ñoo gëmul alxuraan parce que bu dee loolu soxlawul ñu leen di dem di leen fa àtte